sama gars yi maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax a baax di jégalu nag jotuma dugal on va dire le publication bi may faral di def pour xamal leen ni ñu ngi war a live maa ngi ciy jégalu maa ngi ciy jégalu bu baax a baax sama gars yi en général 16h rek ma dugal publication bi et tout mais xam ngeen franchement dimanche bi moom week-end bi lañ am pour mën a di xam nga nettoyer ay grand ménage gars yi def leen ay kër parce que dafa mel ni ñu ngi bëgg a yàq live bi donc dimanche lañu am pour mën a def suñuy grand ménage ak ñoom seen xam ngeen togg yu ñu war a togg ak ñoom seen daal Europe daal mi ngi noonu daal voilà moo tax tey xam nga j'étais un peu à la bourre et tout comme la plupart des dimanches d'ailleurs Moustapha Babou maa ngi lay ziar yow kañ raw nga super fan yow kañ moom maa ngi lay ziar Moustapha Babou je te dis bonsoir toi et ta femme également Limsou aussi Ibrahima Traoré Faran Sen maa ngi lay ziar toute la diaspora sénégalaise yi seetaan les lives de Maty du dimanche bonjour Diek Cissé les lives du dimanche de Maty muy ba waa Japon waa Corée Asie je dirais waa Brésil dinaa def un suivi ci information yi ngeen ma joxoon dama toogul temps yi rek loolu moo tax dinaa leen woo incha allah waa Amérique latine gi maa ngi leen di ziar Europe gépp surtout waa Italie waa Milan waa Rome war nañu ñëw Rome xam nga di leen di ziar yi ñëpp waa Italie gépp waa Brescia fàttewuñu kenn leen di ziar bu baax a baax fàttewuma de sama xarit Khadim Gueye le youtubeur démb ñu ngi doon xaar maa ngi doon xaar live bi nga waroon def spécial hommage Youssou Ndour maa ngi ko kaloon après live Françoise maa ngi ko kaloon ci YouTube bi mais gisuma ko après nag si laa gis ne avec une publication bu Émile Ndiaye que ni da nga ko def ci Facebook bi donc xam naa après ñun dinañ ko partager incha allah rabi suñu paree live bi wala lundi dinañ ko partager ndax ku ñàkk kii ñaan nga dang ñuy jàppale ñëpp wax dëgg neex yàlla bien que nag bokkuñu léeg-léeg ay gis-gis maa ngi fàttaliku jamonoy élection 2019 yi dañ doon dal ci kaw muy man ak ñeneen amul lu ñu waxul Macky Sall ak waa APR waa nguur gi waaye taxul même boo doon def vidéo di ma clash mosuloo dépassé ay limites mosuloo ma saaga muy man ak keneen mosuloo dugg ci ay vie privée mosuñoo sosal mosul am vraiment tu as été un gentleman da nga ko def avec courtoisie da nga ko def ak beaucoup de professionnalisme bul nga bañ a fàtte ni ñun ñëpp ay sénégalais lañu donc nga waxal pour fi nga far joxe ay argument clashement ci mais nga def ko ak limite am ay limite loolu duñu ko mos a fàtte terewul tamit ba ñu nekkee di waxtaan maak yow et tout ba connexion bi duggee da ngay dugg ci live yi macha allah duñu conseiller ci lu baree bari muy man di jàppale waa Kodas muy Françoise Hélène Gueye ak waa Kodas gépp amuñu sa fay yow kii di donc Khadim Gueye le youtubeur Khadim Gueye ma dem Italie mu jóge ba fa mu dëkk ndeysaan ñëw ba ci Brescia pour au moins ñu mun a gisante mu jàpp bu baax a baax ci li nga xam ne moom lañ doon ñëw di liggéey si foofa ca Italie vraiment di ku ñàkk kii ñaan du ma ko mos a fàtte wax dëgg neex yàlla merci beaucoup donc Khadim Gueye youtubeur di aussi ngeen may ma aussi ma permettre ma aussi may nuyu ñoom Pape Sané aussi ñoom également Ndiaye finance foofa ca Brescia di nuyu nag sama ami d'enfance Ndiaye Gueye wax dëgg neex yàlla sagal ma ci kanamu équipe bi yëpp nasaraan yi ma àndaloon Ndiaye Gueye di sama ami d'enfance ñoo def école bañ nekkee xale bu ndaw ba ni ñuy màgg ba ñuy am jëkkër macha allah dara ñaaw fi sànq laa jot Aïda Gueye di nuyu Aïda Gueye ñun ñëpp waa HLM 5 ku ma xam ñoo xam Mati Fall avant Mati 3 Pommes dama ne xarit dëgg yi moom mooy ñi xamoon Mati Fall avant Mati 3 Pommes te ñooñu ñu ngi ak man ba tey kon nag Aïda Gueye ñoom Fat Gueye ñoom Aram Gueye ñoom Khady Gueye maa ngi leen di ziar leen di remercier pour tout vraiment donc bu lu ñu gëj a déggante bu ñu déggantee rek day mel ni démb la ñu gëj a déggante kon nag ñi nga xam ne dañu xam Mati Fall avant Mati 3 Pommes ñooñu aw ma seen fay ba jamonoy galère ba dara dul dara donc maa ngi leen di ziar bu baax a baax Ndiaye Gueye ak sama allié Pape Gueye xale yi maa ngi leen di ziar waa Italie gépp maa ngi leen di ziar macha allah donc gars yi tey di nuyu aussi Anita Diop Anita dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy
semaine bi doo am temps pour nekk ci réseaux sociaux yi man ay vendredi jeudi vendredi laay nekk duggaat ci réseaux sociaux yi dafa am ñoo xam ne dañuy égayer say journée ay ñoom Anita Diop yii Anita Diop dem leen ci page am da ngay rey bay jooy mayul dara gars yi gis ngeen ne combat bi jigéen ñee ko jël song ko yëkkati ko ca kaw muy ñëw ay vrai gaynde quoi ay vrai lion ay ñoom Anita Diop Kodas xam nga présidente Françoise Hélène Gaye ma lay remercier ci bon moment yi ma passé démb maa ngi donc toog defar sama jus bi sax bu toog bu baax di war a préparer sama dooma daa teg Françoise Hélène Gaye live am di ko déglu di happiness di ci jëriñu j'ai passé un excellent samedi grâce à toi sister donc Françoise Hélène Gaye waa Kodas aw ma seen fay maa ngi leen di nuyu lu bare donc gars yi Dame Mbodj le juge du désert Dame Mbodj seetaan naa sa live dama gis benn publication defe naa voilà benn publication laa gis ma dem xooli sa live maa ngi lay ziar Dame Mbodj le juge du désert maam Mor Fall maa ngi lay ziar Ibrahima Diaw également heure bu baax bi jot na kon nag gars yi sama mbokku diaspora bi ñëpp maa ngi leen di ziar tey waxtaan bi tey nii lay taxawee nii lay tëddee defe naa ñi ma waroon nuyu ñëpp nuyu naa leen donc tey dinañ waxtaan ci inondation yi xam ngeen daaw ancien DG ONAS mu du woon dugg parce que mi ngi woon ci terrain bi te moment boobu dafa waroon ànd ak président Macky Sall ñu dem ci defe naa ci banlieue ba moo taxoon dimanche boobu mu du woon dugg ci suñu live bu ngeen ko fàttalikoo néanmoins ma posé woon ko ay question mu tontu ci audio mais gis nañ ne c'est les mêmes reportages 1 an après gis ngeen ne site internet yaa ngi dem ci banlieue ba xuus ci ndox mi dem gis ci population yi dugg ci biir néeg yi lal yi di tëmb spectacle bu désolant pourquoi chaque année c'est le même scénario pourquoi chaque année et depuis des années et des années donc dinañu ci waxtaan dinaa jël benn jeune ku mu ngi tudd Alpha Diallo parce que je tenais à voir les populations wala ñoo xam ne ñoo représenté population yi mi ngi dëkk fële ca Boune Jidda donc Alpha Diallo bokk ci jeunes yi nga xamante ne nii jóg nañu vraiment pour également jàppale seen quartier ngir li nga xamante ne moom mooy inondation yi mu metti lool nit ñi di souffrir lool wax dëgg neex yàlla ñu bëri nag joxoñ également gouvernement bi donc le gouvernement du président Macky Sall donc loolu moo waral tey jii ku mel ni Mamadou Libaas Baas nga xamante ne nii mi ngi dëkk Jidda Caaroy kaw moom ci boppam war a bokk ci élection locale yi kon nag ngir nga xamee ne mbirum lépp lu élection locale mairie moom soxal na ko moom it dafa samp ndëndam kon comme dafa taxaw pour bëgg a jàppale waa Jidda Caaroy kaw mu nekk nag ku engagé ci au côté du président Macky Sall ndaxte ba ñu leen di clash ñoom ñi ànd ak Macky Sall ak nguuru Macky Sall ñun ñii dañu koy assumer depuis boobu ba léegi dara ñaawul wax dëgg neex yàlla ak ñuy jàlle tamit ngeen permettre ma Oumar Nabiyeen Dia danaan dugg suñuy live moom it bokk ci waa APR mu daal di ñàkk grande sœur am kon ñu koy jaale di ko présenter toutes nos condoléances ñu nekk ñoo xamante ne nii ñun lu ñu waxul Macky Sall wax dëgg neex yàlla saaga wuñ nag ñu suñuy live duñu saaga du ma dugal kenn ku saaga mais yàgg nañoo maanaam émet di génne ay critiques ci gouvernement wu Macky Sall mais ñu mel ni ñoom Libaas Baas dañ daan dugg ci suñuy live ak Oumar Nabiyeen Dia dugg di argumenter ne d'accorduñu di défendre seen leader di défendre le président Macky Sall lépp ci respect de manière très correcte kon tey jii maanaam li nga xam ne moom la ñuy dund ak waa Pastef ak waa Sonko yi si la door a rendre compte ne wax dëgg neex yàlla war naa leen dellu njukkal yéen Libaas Baas ñoom Oumar Nabiyeen Dia ak ñoom Khadim Gueye wax dëgg neex yàlla ndax li ñuy xam ne moom la ñuy dund nii di ko gis nii wax dëgg neex yàlla bu ma leen remercier wul te rendre leen hommage du ma gor kon nag tey Mamadou Libaas Baas dina dugg également moom it expliquer ñu moom mi ngi Jidda Caaroy kaw mi ngi ci wutum moto pompier ak ñoom seen mi ngi ci terrain bi kon dinañu mën a waxtaan également ak it moom man li ma ci mën a wax rek ci inondation yi je me rappelle en 2014 2015 avant que may dellu si Europe foofu ca banlieue ba am na quartier boo xamante ne bugguma wax turu quartier bi
gars yi naan waaw yaa ngi stigmatisé wala yu demee noonu mais am na caare am na benn quartier boo xam ne ci banlieue ba la nekkoon xam naa ne avant inondation yi di ñëw ñi ngi ne woon dañoo génne woon 50 millions de francs CFA déglu leen bu baax dañ ne woon dañuy génne état bu Sénégal génne na 50 millions de francs CFA comme ni mu ko defee woon ci yeneen gox yi également mais ci gox boobule ñu jox ko autorité locale yi maanaam mairie ba fa nekk ak yenn fonctionnaire daal ñu jël xaas bi teg ko seen loxo pour que ñu def ay travaux canalisation yeeg ñoom seen pour que bu taw bi ñëwee mbir mi du taa du am ay inondation ba nit ñi di ci sonn waaye li ñu seetlu moom mooy at moomu en tout cas ba taw ba nawet ba tàmbalee inondation yi dafa jéggi dayoo man am na quartier boo xam ne benn jour dama waroon dem defi ji montage mais wóor na yàlla maa ngi sol samay bot jour boobu ak sama ndawaay mais ndox mi dafa bëri ba pare ndox sa tànk bi day mel ni luy dugg affaire ndox mi day en fait dama naroon lap en fait man daal benn waay moo ma gis rek may dem rek di dem tànk ba di dem rek may dem di mel ni kuy bëgg a kii rek mu ñëw ni ma niip teg ma ci kaw benn móol loolu àq la ndekete 50 millions ya travaux ya dañoo jël ci 50 millions am lañ te détourné dugal seen poche jël benn somb symbolique ñu tafee travaux yi comprendre ngeen au lieu que ñu def liggéey ba ca war dañuy tafee liggéey bi 50 millions yooyu poche somme boobu ñu jël lañ te détourné somme bi pour dugal ci seen poche la ca des ñu tafee travaux ya inondation yi ñëw population yi sonn loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a aussi waxtaanee gars yi waa Kër Sonko yi ñi ngi def bopp maire yi maa ngi leen di ñaan balaa live bi di coupé ngeen jàppale ñu defaral ñu ay cœur maximum de cœur s'il vous plaît parce que waa Kër Sonko yi lii seen mënin la ñi ngi def ay bopp maire pour que ñu restreindre live bi en même temps également bu ñu mënee aussi ñu arrêter live bi kon nag mbir mi xeex la kon gars yi ñu continuer li ma leen aussi mën a aussi wax moom mooy kon dinañ ci waxtaan ak Mamadou Libaas Baas ñu ñëw nag ci mbirum élection locale yi même Libaas Baas dinañ waxtaan également ci mbirum élection locale yi foog ma gaawantu tuuti pour que edemi ma commencé jël samay invité lu jëm ci mbirum élection locale yi xam nga waa Kër Sonko yi ñu waa Pastef fii et tout ñoom ndeysaan ay xorom lañu ñoom daal ñu ngi noonu daal nee nañ daal dañu nekk ci coalition gannaaw les 13 ou 14 organisations yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw def coalition ak ñoom bon gars yi ñu ci bëri kenn xamuñu leen ràññeewuñu leen c'est pas de grands partis les gens en ont parlé xam naa nag ñu ne nañu ut coalition bu dëgër dégg naa nag sax ay ñoom Mame Diarra Fam ak ñoom seen ñoo togg li ni mel coalition bi nag c'est pas encore officiel je pense c'est pas encore officiel mais waa Pastef ak seen njiit Ousmane Sonko ñoo def coalition ak it waa Taxawu Ndakaaru ak ñoom Barthélémy Diaz ak ñoom Khalifa Sall également waa PDS dégg nañ donc ñi ko tëgg moom mooy ñoom Mame Diarra Fam ak ñoom seen ñoom ñoo tëgg li ni mel ba léegi nag c'est pas encore officiel mais bon voilà mbir mi jur na coow gars yi nee nañ anti système dem na wëri ji waa système loolu aussi dinañ ko waxtaanee waaye quoi qu'il en soit qu'on le dise man ci jamono yi élection 2019 yi dama gëmoon te jamono yooyu maa ngi woon ak waa Pastef fii bëri woon ci ay xarit ñu doon waxtaan ma gëmoon ni Pastef bu bëggee Ousmane Sonko bu bëggee jël réew mi foog mu jaar ci PDS parce que PDS parti bu rëy la parti bu am doole la électorat bu am doole la mais c'est vrai que ni ak li nga xam ne moom la fi Ousmane Sonko déclaré woon ak yëpp loolu day wane ne novice la ci politique loolu ay erreur de communication moom moo dem ba dab ko waaye réel politique li muy ñaan li mu bëgg mooy soo bëggee jël ci yootu ci nguur mais am na ñoo xam ne foog nga ànd ak ñoom loolu mooy réel politique donc moo tax ñoom waa Pastef seen communication depuis des années dafa des ñoom waa Pastef ak surtout njiit gi Ousmane Sonko waxam dafa bari ba day def ay toj-toj yu baree bari loolu moo tax ba tey jii lu mu def rek ñu ne ko anti système mu ngi ànd ak système te qu'on le dise ou pas parce que su may lire yenn commentaire ci Facebook je suis écœurée nee nañu ñoom duñu politique mais ils ont les éléments de langage boo xam ne vrais politiciens yi moom la ñuy yor comment ils contournent le problème comment ils jouent sur les mots c'est tout simplement dégoûtant et je suis désolée de le dire mot boobu moom laa trouvé pour mun koo wax c'est l'anti-système bu dem seey ci système bi donc ça veut dire que système bi c'est incontournable donc di jaay mbirum anti-système c'est l'heure là en fait donc rêve bu ñuy jaay la mais pour man c'est pas encore donc réalisable au Sénégal donc bu loolu weesoo ngeen may ma benn parenthèse balaa ma ñëw ak sama invité yi dafa am ay vidéo xam nga man waa Kër Sonko yi du ma leen seetaan ak la racaille là qui est sur Facebook
xam nga ñi ànd ak Sonko sympathisants yeeg voilà les gens qui ont des cartes du ma leen xool du ma leen seetaan juste au début jamono yi bañ ma doon kii yooyu lañ may yónnee ay photo man ay photo sax lañ may yónnee du ma yónnee ay vidéo man mosuma seetaan seen kii et tout mais dafa am ay vidéo yu ñu ma yónnee yoo xam ne man moom laa doon wax jamono bi ñu nekkee di jàmmarloo ak it ba ñu buggee changement en tant que citoyenne et je prenais la parole en tant que citoyenne par rapport ak xam ngeen ko yàgg naa leen ko wax j'étais rentrée au Sénégal ma am lu bëri lu ma dund foofu lu ma gis foofu mu nekk lu ma metti ma ñëw doon ko ñaxtu en tant que citoyenne ma assumer ko nag ba tey li ma doon wax dindiw ma ci dara ma koy assumer waaye nag léegi lu bëri dafa leer lu bëri muy man di Françoise Hélène Gaye lu bëri dafa leer ma commencé ci benn mbir xam nga ñu ngi doon wax mbirum appartement yi ñuy loué xale yi ñuy kii ak ñoom seen et tout mais am na ñi nga xamante ne ñi ngi woon ci ils sont proches du pouvoir wala ils sont de l'APR wala ils ont de l'influence ah dañuy mbubboo président Macky Sall wala di mbubboo Marième Faye Sall am na ci ñi nga xamante ne nii man ba ma demee Sénégal am na yu bëri yoo xam ne jaaduwul te ñu ngi ko doon def ñoom un groupe de personnes mais da ngay sentir ne c'est des gens yam dañuy dundee pouvoir bi mais dundaluñu pouvoir bi c'est des gens yi nga xamante ne ni dañuy dem ba dañuy yàqal sax président Macky Sall te l'histoire a montré que ni ce sont ces mêmes gens là ñi nga xam ne c'est des opportunistes ànd ak pouvoir bi di mbubboo APR di mbubboo président Macky Sall wala parfois même son épouse tey ba mbir ma jaxasoo événement mars bi ñu ci bari ñoom ñoo doon raasaatu di daw res kenn gisu leen ñun daal ci plateau yi ki ñu doon gis mooy ay ñoom Abdou Mbow ay ñoom Pape Malick Ndour wala ay ñoom Thérèse Faye bu FONGIP wala ay ñoom Sira Ndiaye ñooñu daal lañ doon gis ci biir ci plateau yi ñu jàkkaarloo ak presse bi jàkkaarloo ak it waa kër Sonko yi donc ñooñu les mêmes personnes li may wax nii man awma habitude ma xaritoo ak nit wala ma am ak nit jàmm di waxtaan ak yow après comme ni ngeen koy faral di defee la racaille de Facebook ngeen toog di liveante di wax ne diw génne ay tur génne ay audio je ne le ferai jamais mais j'ai des audios li may wax nii mun naa ko étayer avec des audios waxtaan WhatsApp mais duma ko mës a def parce que c'est dégueulasse mais pour vous dire que yéen waa Pastef yi nekk fii ci diaspora yéen ñi nga xamante ne nii vous êtes des sympathisants déglu leen bu baax li may wax dama leen xamal lu bari li ma leen xamal moo bari te man duma waxantu te wax nag dafa jotagul wax moo jotagul mais yéen ci seen bopp yéen ñooñu nga xamante ne groupe de personnes yooyu di dundee pouvoir bi te dundaluñu pouvoir bi dundaluñu APR dundaluñu jàppalewuñu Macky Sall ces opportunistes là ñu ci bari yéen waa Pastef ak ñi nga xam ne si ay sympathisants ngeen di lëkkaloo ak di jokkoo saa su ne ak ay responsable Pastef yéen a ma waxoon ni ma da ngeen am ay radar ba biir palais jamono yooyu 2019 mu am ñi nga xam ne ñooñu ca groupe googu ñi ngi woon ak ànd ak Macky Sall officieusement ñi ngi doon nekk di jàppale Sonko ci suuf pour élection présidentielle 2019 est-ce que leer na waaw keñ kon nag ñooñu doon mbubboo Macky Sall ak son épouse ba may wax ne lii pourquoi Macky Sall di xool ay nit di yàq fii ci biir Sénégal ñu leen di may doole tey ñooñu l'histoire m'a donné raison tey ñooñu tey ñu bari ñu nekk ci biir APR tey xam nañu ràññee nañu leen kon samay vidéo lépp laa assumé waaw keñ tey am na moment yoo xam ne j'étais trop en colère contre le président comme beaucoup de Sénégalais jamono yooyu mais j'ai compris que ni y a des gens dañuy mbubboo encore une fois le président di mbubboo seen proximité ak la première dame Marième Faye Sall di def seeni bêtises à côté kon nag damay assumer samay propos ñi ànd ak APR dëgg di jàppale président Macky Sall dëgg mois de mars wane nañ ko te jamono ji tamit ñi nga taxaw temme ne li xewoon mois de mars du amaat Sénégal est-ce que leer na jox leen ma nopp bu baax bi ba pare bu loolu weesoo foofu laay terminer man dama bëgg ki nga xamante ne nii danga may woon ni ma ñooñu seen groupe googu ñi di dem ci appartement yi et tout am tur wala yu demee noonu am influence mais ñu ci bëri tey da ngay dem ci bërëb yu bakkane yi ay lagon ñoom seen fekk leen fa ak seeni copine ñoom ne ba tuuñu dañoo dëggal seen bopp bokkul nag ak ki nga xam ne moom nee na dafa bëgg a yor réew mi ci ay valeur
nee na dafa bëgg a yor réew mi remplacer Macky Sall moom nee na musulman pire la ñuy dem di defi ji élection présidentielle ñu di ko wone muy ñëw arrêté nee na arrêté na campagne am yaay mi ngi julli pour wane image u waxtu du ko raw moom bés bu jëlee pouvoir bi moom ay valeur la fiy teg waa ginnaaw politique bi ay valeur lay indi ba ñun ñu am ci moom yaakaar fekk ne la nekk la laxatu ci biir la ngay woote yow nekkoo ko la ngay wax doo ko jëfe man xam nga lan laa bëgg koo xam ne dangay wane ne man nii laa mel du ma dametuma laaka waaw keñ ñuy raak nag bu ñu d'accord ñuy raak loo am sànni ma lu ma am sànni la bugguma ku nga xamante ne dangay hypocrite dangay wax ak di jëf loo xamante ne gëmuloo ko nga xam ne nit ñi dañoo sonn ci politiciens yi dul wax dëgg nga dem gis ay ñoom Mateek ñoom France ak ñoom seen diaspora bi yëg lii lañu bañ Sénégal lii lañu bëgg nga ñëw roofu leen jël langage ak message bi nga xamante ne boo ko waxee ñoom dañ lay bàyyi nopp bu baax bi dañuy adhérer ci sa message man ci élection présidentielle ma wax leen ba may def interview ak Ousmane Sonko ci biir oto bi à Paris ci début interview bi dafa doon wax j'avais la chair de poule parce que j'étais à fond ci li mu doon wax avant interview bi 15 minutes la durée avant interview bi di jeex y a des choses qui m'ont beaucoup troublé sur sa personnalité ñun yàgg a joow lañu dañu yàgg nekk ci biir milieu nekk ci médias yi nekk reporter dañu c'est-à-dire quand tu interviews une personne il y a beaucoup de choses yi ngay jàngate nit ki les vrais reporters ak ñi intervieweurs xam nañu li may wax danga koy poser ay questions poser waat ko tu vois ses lèvres qui tremblent il était énervé agacé pourquoi may insister ci yi question ma ne kii il est impulsif mu am yeneen ya mu jëfee balaa may wàcc oto bi ma ne kii non seulement il est impulsif mais il est imbu de sa personne nit ku autoritaire la nit ku violent la je suis désolée ça c'est mon ressenti ak yeneen yu xew ci seen biir parti bi yéen ça m'a dégoûté ci biir diaspora il y a pas mal de gens je leur ai dit et des gens qui discutent avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye je leur ai dit Sonko n'est pas prêt pour diriger ce pays man voté wu ma 2019 parce que man Sonko moom laa sentiroon ak ñoom juge dem mais dama xam ne il était pas prêt mosuma koo live waaye ñoom waa Pastef ak les sympathisants de la diaspora et qui compte am fi tur wax naa leen ko te dañu yàgg di waxtaan ci ñoom ak seeni activiste yàgg naa leen ko wax moo tax ci biiru Adji Sarr bii ngeen profité ci pour éliminer ma parce que xam ngeen ne diaspora bi mati plateforme dafa am doole ñooñ ko daaneel comme ça yi ngeen aak tey mun ngeen ko def parce que man maa leen teral da ngeen profiter sama plateforme te yéen ñii tey seen bopp y a les audios qui sont là yàgg ngeen ma wax ne ma amuñu sa fay ndax vous avez profité de ma plateforme taxawal seeni cellule am fi doole ci diaspora bi te xam ngeen li ma leen wax yàgg ngeen ma gërëm de manière inconsciente chaque dimanche avant live waxal ci lii waxal ci lële yee ngeen may orienté quand j'ai voulu ma commencé xam ne vous êtes en train de ma dugal ci benn gamme ma reculer ma xam ne dinaa am problème ak yéen loolu dong la am na yoo xam ne duma ko wax waaye li ma leen xamal moom moo bari kon nag je préfère ñoo ngi koo xamante ne nii yaa ngi yóbbu ay xale ci appartement et tout ñu war a waxtaane éducation xale yi ñu war a waxtaane lu baree bari pour que xale yi di bañ di dem ci appartement ki nga xamante ne nii da ngay mbubboo l'islam wala ñoo xamante ne de manière générale dañuy mbubboo l'islam di toroxal jigéen est-ce que seetlu ngeen ci Facebook yi ci réseaux sociaux yi ku ñuy gën a sonal jigéen ñi kese la ñu gën di attaqué pourtant am na góor ak yenn journalistes am te ne tey ji léeg-léeg ñu def seeni Seydina Seck fii la wax ci capitaine Touré ku jóg ci wax ci moom jigéen ñi ngeen di gën a sonal li ma sentir li ma gis mooy respecté wu leen jigéen doo ñëw di mbubboo l'islam di dóor jigéen di toroxal jigéen li ma xam a bari bu leen ma wax loo li ma bañ mooy nga ñëw di ma vendre du rêve ne ma yow lii nga gëm parce que xam nga ne ñun loolu lañ gëm nga utiliser sama espoir yaakaar dafa fort nga utiliser sama yaakaar ak sama colère pour mun a accéder au pouvoir def pire que ki fi nekk ndax lan foofu lay daaneel yéen xam ngeen bu baax tey waa si exemple rek laa leen di jox
waa impôt et domaine seen syndicat boobu la nga xam ne ñu ci bari ci biir Pastef lañ ne deal bi ngeen di def ci mbirum suuf yi dans le foncier au Sénégal seen benn mafia bu ndaw ngeen am te yeggagu leen au pouvoir ni ngeen di racketter les hommes d'affaires sénégalais yéen on le sait te yeggagu leen au pouvoir ngeen bëgg ñëw ne yéen a set yéen seen loxo dafa set wicc da ngeen di xeex système alors que yéen vous vous enrichissez du système yéen ci biir mafia bi ngeen bokk ngeen bëgg a ñëw mbubboo añoo fekk yéen ay bukki ngeen ñun bu ñu noppee duñu gor mënuñu leen bàyyi na ngeen raam ba dugg biir palais di ñu noot kañ la ñuy ñun nekk ñun kañ la ñuy ñun nekk ñun sénégalais kañ la ñuy am jàmm ñun sénégalais yi su fekkee ne ku ñëw rek da nga war a ñëw suñu bëgg-bëgg ñun sénégalais nga ñu wuyu ci ñu bés boo toogee nga def la neex def la saf. Il y a beaucoup de caïmans chez vous, de jeunes caïmans chez vous, et je le sais. Et vous savez que je le sais. lu tax yéen saa yu bu ma jëlee Françoise Hélène Gaye wala ay ñoom El Hadji ngeen di say parce que xam ngeen ne am na lu ñu xam. ma daanale ci benn mbir ñu ci bari ci yéen xam ngeen ne Ousmane Sonko waru woon dem Sweet Beauté xam ngeen ko. am na ñu ci bari ba après événement yi ñu ngi doon jokkoo au téléphone ñenn ñi gëmuñu viol bi waaye xam ne ñu ngi ñaaw njott ne am na lu xew. supposons que mu am lu xew entre moom ak Siteu bi entre moom ak Adji Sarr supposons damay supposer que viol amul mais am na lu ñu sekk lan moo ko tere moom Ousmane Sonko nga jël sa ego sa image teg de côté xam ne lii politique kese la mais da nga am ay soxna da nga am ay doom jullit nga xam ne Sénégal kan waru ko taal nga taxaw wax ak say soxna même après ñoom bu ñuy dem wala ñu ngeen di kataa sax mais na soxna yi taxaw avec dignité nga jàkkaarloo ak askan bi nga ne leen fii maa fa dem soxna si dëgg la lii ak lii sekk nañ ko waaye violé wu ma ko man góor laa am naa droit ba ñeenti jabar man nit laa am duma yonent am naa war naa mun a def ay erreur fii kan moo fi deful erreur war naa mun a def ay erreur maa ngi jégalu askanu Sénégal man xam naa ay nit yoo xam ne fii ci diaspora bi et des jeunes au Sénégal yoo xam ne loolu du tere mukk Ousmane Sonko ñu di ko bàyyi duñu ko mës a bàyyi ndax loolu mais nag y a une partie de son électorat ñi nga xamante ne mooy ibaadu yi ak ñi nga xam ne lu ñu joxante loxo il risque de perdre leen ñàkk leen ba pare image am dina ci am un sacré coup kon yow pour ton image pour mbirum politique ak sa carrière politique ak surtout ton ego et ton image nga ne kon duma mos a wax dëgg bi naa ne complot la parce que nguur gi lu ñu bëgg mooy yàq sama image kon je vais me protéger je vais prendre la jeunesse les Sénégalais en bouclier mais man duma daanu sama image du écorché wu et 14 jeunes sont morts pour une histoire de fesses xale bi njëkk a gaañu ak ni mu deewee ak bal bi ñu ko tiiri duma ko mos a fàtte am na yoo xam ne duñ la ko mos a baal Ousmane Sonko loolu lan moo ko jar ndax mbirum zahir ndax mbirum politique nguur ñu bari nag ñu ngi biir Pastef wala ay sympathisants de Pastef li may wax xam nañ li may wax ñoom xam nañ ne waa ji waru woon dem Sweet Beauté foofu sa erreur yi fu cuune nga def yow Ousmane Sonko waroo foon dëgg sa tànk te yow xam nga ne yow tey ji buñ la waroon éliminer du ma sax wax yenn yi ndax dañ ma ne du ma wax yenn yi am na yoo xam ne yaa ngi koy def yàgg na te nit ñi xam nañ ko Ousmane Sonko ñun ñii rek bu ñu jógee pour def ay enquête investigation am lu ay dossiers astama un état qui a des renseignements généraux ñun on sait de quoi on parle parce que ñun bu ñu nekk reporter on est suivi par des renseignements généraux il y a plein de choses ne mënuma ko wax un état avec les renseignements généraux pas mal de choses am na yu bëri yoo xam ne yow def nga ko Ousmane Sonko te nit ñi xam am nañu ko xam bu ñu la war a éliminer nañ la bu yàgg kon la thèse du complot teg ko de côté da nga def erreur ñenn ñi adversaire politique mun nañ ci profiter yaa ko teg sa bopp nit boo fekkee ne yow tu es un leader politique nga bëgg a yor nguur gi bëri ay noon da ngay def attention xam fi ngay dem fi ngay teg sa tànk ak lan ngay wax ak koy àndal y a des gens de Pastef fa lay daanole xam nañ ne tu as fait des erreurs
ñu dëgg ci seen tànk parce que ñenn ñi c'est par opportunisme mere nañu Macky Sall ñu ngi ci diaspora bi bëgg nañu demain am poste ñenn ñi nag ñu ngi biir Pastef gëm la ba tey mais xamuñu am na yu bëri dañ ko réeree mbir donc ñu ngi xeex ak ñun mais ils sont de bonne foi mais ñi may mere mooy ñi ànd ak yow te xam ne tu as fait des erreurs ñu dëgg ci seen tànk parce que ñooñu lu leen soxal du Sénégal lu leen soxal du le peuple sénégalais lu leen soxal mooy parti lu leen soxal moom mooy un leader nit moo leen soxal mais pas du Sénégal je termine par là gars yi maa ngi leen di gërëm di leen sant ñun def lu jël suñu premier invité yéen amu leen benn leçon de morale bi ngeen ñuy jox ñun ñii warul bàyyi leen ay mbirum ridicule ak valeur ñaan leen procès am ngeen génn ci ñu xool est-ce que moom carrière am dina jógaat ou pas gëm leen yàlla fi yàlla rek a fi ne ñu jël suñu invité gars yi nag aussi may aussi wax leen ni leen le bouquet africain .tv c'est ça en fait voilà yéen lu leen dese rek moom mooy nekk di xas nit ñi jigéen képp kuy jigéen caga nga lii nga et tout ça donc loolu rek moom ngeen fi dese en fait loolu rek moom ngeen am loolu mooy wane ne encore une fois respecté wu leen jigéen en fait respecté wu leen jigéen te lépp nit ñaa ngi gis nit ñaa ngi xool gars yi kon duñ def lu jël suñu premier invité ñëw ci inondation yi avec un jeune qui s'appelle donc Alpha Diallo mi ngi nekk fële ca Boun Jidda 1 waaw mbokk mi maa ngi lay ziar Alpha. waaw donc maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak aussi waa Boun Jidda 1 donc di leen di mastawu vraiment di leen mastawu ci inondation yi gis nañ ne waa Diamaguène sax génnoon nañu waaye ne nga yéen a gën a mettile voilà donc bu ma la bàyyee voilà kañ bu ma la bàyyee nga nuyoo ak mbokk yi bëgg naa vraiment aussi nga wax ñu déjà lan ngeen di dundul instant bi nii jamono bi mais aussi pourquoi chaque année yéen en tant que les jeunes pourquoi du ngeen gàttandu mbir mi c'est-à-dire ngeen wax ak autorités locales yi maire ba et cetera ngeen xar seen tànk tuba yi moo gën chaque année rek ngeen di xuus ci ndox mi chaque année mbir mi di metti daal. Mati. waaw. soo buggee dëgg-dëgg rek. waaw. ñun lu ñu mën ñu ngi koy def. waaw. parce que ñun boo xoolee ñun fi ñu nekk fii nii. daanaka Kër Massar ak Yëmbal dañuy xaaj ci digg bi quoi. par exemple boo xoolee ñun suñu digg marché pour moom fi ma lay tàmbale quoi boo xoolee ñun suñu digg marché maanaam marché bi. dañ ko xaaj Kër Massar moom beneen côté bi Yëmbal moom beneen côté bi. ok. est-ce que yaa ngi comprendre. waaw. léegi ñun fu ñu nekk fii nii maanaam tey exemple ñii ñu ngi naan Kër Massar lañ bokk ñii ñu ngi naan Yëmbal lañ dëkk mais ñu bëri dañoo ne ñun Yëmbal lañ bokk si baara bi. ok. taw bi bu mu tàmbalee ak léegi. am na léegi presque semaine na ñun ñu ngi si inondation. gisuñu fi baara gay. gisuñu fi benn autorité. parce que yaa ngi comprendre presse bi man maa tax ñu ñëw fii. kon yéen seen njiit moom mooy Bara Gaye bu PDS. Bara Gaye bu PDS. nee nañu moo jiite fii ci li ñu wax moo jiite fii. noonu laa ko mën a waxee. parce que man mënumaa imaginer ñun fi ñu nekk fii ñun ñoo jiitu Kër Massar ñun fii lañ njëkk a tabax. balaa ñuy tabax Kër Massar. léegi lan moo tax Kër Massar ñu ñuy gën a développé nii pour lan. waaw. après Yëmbal fii la ñu doog a defar Kër Massar. ok. fii depuis 2005 boo buggee dëgg-dëgg depuis 2005. nawet bi depuis 2005 lañu commencé dugg si nawet bi. ok mais lu tax Ablaye à Wade chaque fois waaw mais xam nga affaire bi yàgg na yaa ngi koy expliqué ne depuis ci jamono Ablaye Wade mais pourquoi yéen ndawu koñ bi du ngeen jóg ut ay solution en fait balaa mbir mi di kii foog ngeen jóg aller voir les autorités locales faites du bruit aller vers la presse. d'accord léegi xam nga li nga wax nii. exemple su ma xoolee maanaam xale yu góor yi nekk si gox bi fii nii. mun naa wax ne ñu bëri yeewuñu quoi maanaam. d'accord. xam nga lan moo leen sonal garaawul quoi parce que ñu bëri duñu bëgg a fës exemple man bi ma liggéeyante presse bi ba ñu ñëw fii commencé filmer mais damaa dugg fii si ay kër
bëgg jël xale yu góor yi ñu ngi defar ñu ngi natt seen kër yi man leen caméra baa ngi nii kaay leen wax li leen nakari mais booy dañoo daw ñu leen génne leen kër gi bu leen ñu filmer dëgg la parce que dañoo am benn complexe bu nekk si ñoom quoi ñoom dañoo xam maanaam dañoo gëm seen bopp bëgguñu kenn xamal leen dara essayer à comprendre après léegi ci laay jéem a expliquer gaan bi mën ko ñun ñu ngi si 21e siècle adduna bi léegi dafa changé yow kese mënoo fi defar dara dëgg la essayer à comprendre am na ñu la jiite tey ñoom bu ñu waaw may ma tuuti gars yi maa ngi leen di ñaan Moustapha Babou wala kenn ci yéen wala baax yaay ngeen partager live bi ci sama compte Matifal parce que nit ñi duñu am notification comme quoi maa ngi live te foofu voilà donc foofu laa ëpp sax ay abonnés donc foog ngeen partager live bi ci sama compte Matifal pour que également samay followers mun a xam ne ñu ngi nekk ci live merci beaucoup ma bàyyi la nga continuer Alpha ñi autorités yi daal boo bëggee dégg ñoom fan la ñuy soxla maanaam bu ñu demee ba soxla dara si gox bi dañuy ñëw si gox bi jël maire ak paa yi comprendre nga ñëw jël benn yëkkati benn 200,000 wala benn 300,000 jox leen ne leen créer leen seen assos ñu ñëw élection jot ñu votal leen ñoom ñu dem toogaat fi ñu toog léegi ñan ñoo ci desaat si coono bi mais suñu mamaay ñoo des si coono bi dinaa la jox fi benn adresse sama benn nijaay daf feebar maa nekk sama yaay di dem Fann ñu dem ba west kii bi si VDN bi bu ñu demee ba si VDN bi sama yaay nee ma kër Macky Sall Galle Macky Sall si ginnaaw fii la nekk xam nga man xam naa Galle Macky Sall fu mu nekk man ko yow maman nan nga xamee Galle Macky Sall fii si ginnaaw la nekk mu ne ma parce que am na ñëwoon nañu foofu jël ñu fii déw nuyal ñu kaar ñëw ñu yóbbu ñu ba foofu noonu ma ne ko ah bon ma ne ko léegi yow Macky Sall bi mu toogee ba léegi li ma lay wax nii loolu 2010 la de loolu 2010 waaw mais moom 2019 la ma ko waxaat ok comprendre waaw ok ma ne ko yow depuis boobu ba léegi Macky Sall ñëw na suñu koñ bi fii ma ne ko depuis boobu ba léegi fi ngeen nekkoon 10 ans 15 ans si ginnaaw si moom ngeen nekkaat est-ce que loolu yoon la loolu kañ du yoon instant bi yéen fan ngeen nekk ak yan solution moom ngeen nekk di moom ngeen am ni instant bi nii fu mu toll nii man fu mu toll nii fi may wax waaw man fu mu toll nii fu may wax ak yow nii xam nga ci lan lañu nekk di dox nii man suba ba léegi maa ngi nekk di liggante fan la ñuy amee pompe mooy pompe yu mag yi am nañu fii ay pompe mais pompe yu ndaw yi la ñu am léegi fan ngeen di fanaan ak yooyu comme seen am na ñeneen ñi seen biir chambre à coucher sax dafa kii dafa taa fan ngeen di fanaan comment vous organisez yow kay léegi boo bëggee kay ma commencé sama biir kër laa lay tàmbalee woon sama biir kër baa ma jël kii bi baa ma def ko live nga gis ko après mënuma laa woon lépp parce que bon fan yi yëpp man damaa sonn parce que journaliste bu fi ñëw rek man ak moom ñooy nekk ci ndox mi ba keroog muy ñibbi essayant yi comprendre loolu coono la ci man quoi waaw damaa sonn ci kii bi mais mun naa la woon quelque yoo xamante ne mun nga ci teg sa bët quoi waaw kon gars yi ñu xool ñu ngi lay xool waaw ñu ngi may xool ok léegi xaaral ma tàmbalee la sama biir kër laay tàmbale waaw gars yi ñu xool en direct foofa ca buun jidda taw ba ak inondation yi nan la fa demee yaa ngi gis waaw fi mu toll nii maa ngi sama biir veranda sama biir kër laa nekk waaw maa ngi si veranda bi nii waaw laa nekk nii waaw néeg laa moom yaa ngi xuus néeg yaa ngi nii yaa may gis maa ngi lay gis kañ yaa ngi xuus carrément waaw ndox mi kañ ok maa ngi nii ci biir gaal fu mu toll nii ci biir salle bi laa nekk ci biir salle bi ok yaa ngi gis photo yi yaa ngi gis waaw gis nga waaw gis nga photo yi nuñ ko def gis nga billaahi gis nga billaahi waaw léegi xaaral ma génne yaa ngi gis waaw ok xaaral gis nga gaz bi xoolal gaz bi gis nga gaz bi billaahi gis nañ ko ci biir ndox mi la tegu léegi xaaral ma génne ma dem ci biti waaw ma wol la nga gis non lii métti na ma ne ko lii métti na lool gis nga loolu waaw bagage yaa ni gis nga bagage yi ni lii moom mooy kiiwu waaw
ñii dañoo génn seen kër fi mu toll nii ñu ngi dem wuti ji fu ñuy lee avance 350 000 lañ leen laaj comme avance pour ñu am fu ñu nekk léegi man maa ngi dugg ak yow ci biir kër fii fu mu toll nii ci biir kër laay dugg ak yow ci biir ndox mi. xoolal ndox mi déjà nu mu tilimee. yaa ngi gis ah. waaw. yaa ngi gis. ay yow li metti na fu mu toll nii ci biir ndox mi laa nekk nii. doy na waar. gis nga ko ah gis nga ko. waaw. xoolal seen duus yi feene. laa ilaaha illallaah ak yére ñu weer. yaa ngi gis ah. waaw. yaa ngi gis ci biir ndox mi la ñu weer. waaw. gis nga. ndox mi dafa dem ba vert. xoolal gis nga. waaw du yaa ngi gis. billaay metti na. gis nga ndox mi ah. waaw léegi xoolal gis nga kër yi nekk fii si ginnaaw gis nga kër yi ngay gis noonu. waaw. ah ci ginnaaw foofu moo gën a garaaw mun nga bàyyi man ma dem foofu noonu pour ma woon la nga gis. waaw. mais ñun fu mu toll nii mooy lu ñu gën a soxla fu mu toll nii yaa ngi gis pompe yi ñuy liggéeyanti. pompe yi gis nga ko. mais mooy pompe courant yi. waaw. diggante barki démb ak tay rek lu ñu lakk ci courant rek boo ko xaymee ëpp na 150 000. doy na waa te yéen a cotisé wala fu ngeen dem nu ngeen def ba. ñun ñoo ko cotisé fuñ koy jëlee ñun ñoo ko cotisé. pour pompe yi ngay gis ni sax ñoo ko cotisé jënd. non doy na waar. ñun bu muy taw yoruñu dara bu muy taw ñun yoruñu tous yu ngay gis fii nii yëpp boo xale góor yi fii la ñuy fanaan gars yi fii la ñuy fanaan. doy na waar. gars yi fii la ñuy fanaan kaay moo la ma yóbbu la si terrain moo la gars yi nga gis. waaw. en direct ñu ngi fële ca Boune Jidda 1 en direct inondation yi fële ca Jidda Boune donc Boune Jidda 1 mu nekk lu doy waar kii di Alpha Diallo di un jeune dëkk foofu ca gox ba inondation yi métti na ñu leen di won instant bi ni naka lañ fay dundee ñoom xool leen poto yi. salaamaaleykum. dama nekk fii appel en direct en ligne quoi pour gars yi xam ñun lan la ñuy dund fii nii waaw léegi su fekkee mën naa leen jël ah acca bismillah Mati. waaw donc gars yi. yaa ngi gis gars yi ah. waaw maa ngi gis gars yi. waaw maa ngi gis gars yi instant bi nga nekk nga reporter. gis nga fii nii du gis nga fii nii si tali bi la de fii si tali bi nii. waaw. ah. waaw yaa ngi gis gars yi fu ñu dajaloo gis nga. léegi ñoom ñoo nekk. gis nga raakool yi. waaw ñoom ñoo nekk. léegi man damay dugg ak yow damay dugg ci biir gàlle bi laay dugg fu mu toll nii ci beneen gàlle laay dugg. boo xam ne bokkul bi ma doon nekkoon sànq. waaw. yaa ngi gis ah. waaw mooy pompe yi ma la woon sànq. waaw. yaa ngi gis pompe bi ah. maa ngi gis nga ko. waaw maa ngi gis pompe bi. xam nga lii courant la. waaw. xam nga ne lii du yoon. doy na waar. léegi xoolal mu ngi nii léegi xoolal mu ngi nii. yaa ngi gis ah. waaw. gis nga ah. ok. mu ngi nii gis nga. waaw lii kër la kër. borom génne na depuis barki démb mu ngi fu mu toll nii bagage am yëpp ñu ngi ko dénkaane fii si koñ bi. le temps que ngeen ngecc ndox mi. ba tànk ñu mun a natt ndox mi mais lii day continuer bu tawaatee tamit nii lay mel. billaay nii lay melaat. billaay c'est ça le problème. c'est-à-dire que bu tawaatee yéen li ngeen liggéey yëpp dafay nul en fait. gis nga ko ah yaa ngi gis. waaw. waaw ok léegi man fu mu toll nii moom gis nga gars yi wala ñii gis nga bu mu commencé taw ba léegi amuñu nelaw xam nga fan la ñuy fanaan. waaw si tali bi fii la ñuy fanaan. mais xam naa dañuy xanaa su ngeen. billaahi wallaahi. billaay ci tali bi ngeen di fanaan. si tali bi la ñuy fanaan di ngay nii gis nga. merci beaucoup Alpha. Tamba sandi ci wax tuuti. yaa ngi koy gis ah. waaw waaw maa ngi leen di ziar. métti na lool ba fu métti di yem. waaw bilaay yàlla rek bu ñu ko sañ a teg nag yàlla moo ñu ko teg. waaw mais nag bu ñu ci mënee am ay jàppale. suñu mënee am ay jàppale parce que affaire yi métti na. yaa ngi koy dégg ah. maa ngi koy dégg bu baax. suñu moyens yëpp déployé nañ ko. ok waaw suñu nelaw jeex na suñu jàmm jeex na boobu ba léegi ñu ngi ci nag. gis nga ah. waaw dooleel ñu rek dana gën suñu lool. ok gis nga voilà. waaw kii fu mu toll nii si néeg lay dugg nii de si benn néeg lay dugg nii. ok. gis nga. léegi nag dama bëgg a dem ak yow fii si ginnaaw am na benn maire boo xamante ne maire bi. waaw. dafa damm ci biir ndox mi. maire bi anamu. maire bi muy foofu ci biir ndox mi tamit amul fu mu dem. ay yow looy wax nii. wallaahi amul fu mu dem.
léegi xam naa balaa ñu lay bàyyi dañ ñuy won maire bi balaa ñu lay bàyyi parce que dañoo war a jël aussi ñi nga xamante ne nii ñoom aussi ci camp présidentiel lañu bokk ba xam ñoom it lan la ñuy mun a wax. waaw mun a teg ci loxo population bi. ñu bàyyi la nga won waaw ñu d'accord maire bi léegi balaa ñuy couper waaw. waaw d'accord léegi balaa ngay kii noonu man li may ñaan fu mu toll nii li ñu gën a soxla fii nii urgent mooy pompe. waaw ay moto pompe. moto pompe lañ gën a soxla fii fu mu toll nii. waaw loolu xam naa su ma paree live bi dinañu ko coordonné maak yow. waa defal loolu noonu loolu boo ci jàppee de man dina ma neex trop xaloon. gis nga lii nii gis nga. waaw. gis nga ah. waaw du gis nga. waaw. ok léegi baa mu dugal la ci maire bi. waaw. nga gisoon ko sa bopp salaamaaleykum. yaa ngi man sonal naa leen de ah. ma ne ko sonal naa leen de. ana maire bi. ah dama ko soxla woon. oh c'est triste billahi c'est triste métti na loolu gars yi donc en direct ni ñu ngi ak Alpha Diallo un jeune du quartier de Boun Djiddah 1 mu ñuy won vraiment métti yi nga xam ne moom la ñu dund jamono ji ginnaaw inondation yi donc ñu topp ko nii. waaw. yaa ngi gis fu mu toll nii maa ngi ci biir gàll bi maire bi fii la daamee maire bi mu ngi ci biir ndox mi. billaay damay bàyyi pour ñu solal ko yéene rek nga mun a jàkkaarloo ak moom nga gisal ko sa bopp. waaw. lii si doy na waar daal doy na waar Alpha. moom ñi de chaque at ñun lii la ñuy dund chaque at lii la ñuy dund. mais jot na nag ñu ut ay solution ma ne ko jot nañu solution xëy na man waaw solution bi kay moom jot na parce que man nee naa leen man moom li woon moom dina jeex tak kenn dootul ñëwati fii di utiliser maire ak paay personne. bu ngeen amee ful ak fayda daal defe naa. man kay si sama yaay laa ko tàmbale. waaw. parce que fii daanaka moom mooy mbootaay jigéen ñi ba daanaka moo nekk si kanam. fi moom laa tàmbalee xuloo bi. léegi maire bi nga xam ne moom moo damm ci biir ndox mi moom fan lay fanaan moom. moom laa lay jox. fii lay fanaan ci biir ndox mi maa ngi nii ci néegam yaa ngi gis. waaw. ci néegam laa nekkee nii yaa ngi gis. waaw gis nga ndox mi. waaw. gis nga laal bi. waaw. gis nga laal bi. waaw. léegi mu ngi nii jàkkaarloo ak yow gis nga ko. oh ndeysaan. yaa ngi gis gis nga. maman ñu ngi lay nuyu bu baax a baax nuyu ñu ko ñu ngi koy mastawu. waxal nee na mu ngi lay nuyu bu baax a baax. léegi da expliquer tuuti pour mu mun laa dégg. nan nga def ba damm. nee na noo def ba damm. waaw. yaa ngi koy dégg Mati. waaw ñu ngi koy dégg. maa ngi xale yi ñu ngi nekk di yuuxoo ñu bëgg leen a yóbbu su may seet ay daal la yooyu ji daal tax dama kii ba léegi xale yi tam xarit ci guddi ba léegi ñëw ñu ci ndox mi. ci yàlla. bari ñoo lekk dañuy taxaw ci kaw ñuy taxaw ñu julli mënuñu dara pour nag ñu dara ci ma doole. léegi laajal ma ko ñoom fan la ñuy toggee ak fan la ñuy fanaan. fii la nee na fan ngeen di toog fan ngeen di fanaan. fan ngeen di toggee. fan ngeen di toogee. dégg nga gaz bi la ñuy jël teg ko ci kaw ndox mi la ñuy teg gaz bi toogee foofu noonu foofu la ñuy añee fa la ñuy reere. est-ce que. bu ñu paree tamit ci ndox mi la ñuy fanaan du gis nga ko. waaw gis naa ko. merci beaucoup en tout cas nekkoon daal ñu ngi koy massa wu baax a baax moom ak njabootam. waaw Alpha merci beaucoup mu lay massa wu baax a baax Mati 3 pommes la. waaw xam naa ne amaana ñi xam ko. waaw dinaa la woo sa après live bi incha allah ñu coordonné moto pompe yi dégg nga. waaw léegi dafa loolu noonu après live bi. ma woo la ñu coordonné si moto pompe yi fu mu toll moom lañ nekkee nii man fu mu toll nii maa ngi waroon dem fii nii boo yaa ngi gis maa ngi waroon dem fii nii ba postu Thiaroye. waaw pour xooli ji. incha allah donc kii wooguma. ok donc yow on se reprend après live bi ma woo la ñu coordonné loolu incha allah dégg nga ñu gérer moto pompe yi. waaw d'accord. merci beaucoup waaw bon d'accord am courage problème. merci beaucoup. d'accord ok. laay donc vraiment ñu ngi koy remercier ñu daal di jël gis ngeen donc en direct lii moo tax voilà ñu ñoo bokk Sénégal donc may leen ma jël léegi Libaas mi nga xamante ne aussi moom ci mouvance présidentielle
présidentielle la bokk moom it mi ngi ci terrain bi moom it ah voilà. allo. waa Libaas maa ngi lay ziar. ñoo ngi say ziar bu waay. Libaas Mamadou Libaas Baas ma présenté leen ko moom it aussi dafa samp ndëndam pour élection locale yi aussi ñu xam ne yaa ngi bokk mouvance présidentielle voilà nekk ko xamante ne nii aussi defe naa ne tey lu mel ni bu amee yow nitu banlieue nga fa nga juddoo fa nga màggee kon defe naa tu es bien placé également pour ñu mën a waxtaan ak yow ci li nga xam ne mooy inondation yi avant ngay dugg nag am na benn jeune bu ñu jël bu tudd Alpha Diallo mi ngi dëkk fële ca Boune Jidda 1 mu ñoom nag ñu dund lu métti am na sax ay maire yu nga xam ne damm nañ ci biir ndox mi mu nekk lu doy waar les populations souffrent et chaque année c'est comme ça depuis des années et des années ñu bëri ñu ngi leen di joxoon yéen ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci gouvernement bi yéen autorités yi parce que tu les côtoies lan mooy sa analyse yaa ngi ci terrain bi lan mooy sa analyse ci mbir mi. waaw Mati ginnaaw bi la nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi lay dégg di la seetaan mais ma tuuti rek ma masawu askan wi ci coono bi ñu nekk nii parce que métti na trop nga depuis une semaine am ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir ndox mi ci la ñuy def tout leurs besoins dañ leen di masawu baax di bokk ak ñoom waaw su loolu weesoo ñun dañoo nekk ci biir ndox mi ñoo ngi nii bu lay wax ak nii man maa ngi nii ci biir terrain bi. depuis démb kañ. ba ma la woowee. waaw non du démb sax yàgg na. waaw mais ni may wax ak yow nii maa ngi nii ci biir terrain bi. ndax dañuy xaar le ministre de l'intérieur. bi nga xam ne dafa entamé actuellement des visites sur le terrain. actuellement mi ngi noonu di dem Kër Massar su fa eggul sax. su fa jógee day def yeneen diwaan ci biir banlieue bi. Effectivement depuis des années et des années gis nañ phénomène bi dafay perdurer saa yu tawee nit ñi dugg ci ndox yaakaar naa daaw sax invité nga ma ci benn live demee noonu te boobu tamit da nga fekkoon tamit ñu nekk ci biir ndox mi ni dimbali askan bi ci lu ñu mën di leen jàppale pour soulager leen effectivement damay jël benn exemple te ndax exemple boobu laa gën a miin moom laa gën a xam muy la commune de Djiddah Thiaroye Kaw en 2012 bi muy am mbënd bu metti ba sur les 66 quartiers 60 quartiers yëpp dañoo duggoon ndox 60 yëpp ci biir ndox lañ nekkoon bi loolu weesoo bi gars yi nekk ci mbënd bu métti nit ñi génn dem ci école yi dugg ci ñu delloo nekk ci biir école ñëpp pour dimbali leen bi le président de la République gis ne loolu dafa metti mu déclenché plan Orsec ba pare accéléré mooy cité Tawfekh Yaakaar yi ne xool ne lii pour dindi ko il faut des solutions structurantes mooy déplacer des populations jëlee leen fi ñu dëkk dem reloger leen feneen xotti koñ yi defaraat ko ni mu mel parce que nit ñu bëri dañoo dëkk ci ay xur canalisation mënu fa jaar dara mënu fa nekk ñu dindi loolu dindi ay kër yu bëri su Djiddah Thiaroye Kaw nekkoon 106 quartiers léegi 48 quartiers la ndax quartiers yu bëri dañ leen éliminer kër yi dindi ko dafa ay bassin de rétention yenn koñ yi ñi xàll ko ba defar ci ay canalisation affaire ndox bi di fa jàll su tawee ndox bi jàll fa dem ci bassin yi jël ko xëcc ko yóbbu géej mais instant bi may wax yow y a 6 quartiers voire 7 au niveau de Djiddah Thiaroye Kaw yi nga xam ne ñoo am ndox 6 quartiers 7 quartiers yooyu moom mooy quartier yi nga xam ne amul assainissement amul mais dans ce cas-là Libaas il faut donc une bonne sensibilisation au niveau des populations. xam nañ ko population bi xam nañ ko. soo gisee am na benn vidéo bu ma def démb soo ko dégloo. population bi si boppam ñoo la koy wax ñoo naan ñun de xam lañ soxla. nañ ñu defaraatal suñu quartier yi. daggaat ko ñu mën a jóg. ñu mën a des
ñii mën a jóg ñi wutal leen feneen ñu dem dëkki foofu parce que xam nañ ñu fii lii ñu nekkee nii ilaa yow mi diin suñ fi jógul chaque année dañuy ŋacc mu dem billahi noonu la demee te loolu tamit ñoo ngi koy ñaan état bi ndax loolu si phase 2 bi la waroon bokk ndax plan yi génn na lépp génn na dañooy ñaan état bi moo accélérer loolu ces quartiers là mooy au niveau de Djeddah Thiaroye Kaw les ces 6 voire 7 quartiers ñooñu ñu restructurer ces quartiers là c'est ça c'est ça defaraat ko ñii mën a génn dem ñu wut feneen wutal leen feneen gox ñu dem dëkki foofu ñi des moo xam ne mooy seen sens ñu defaraat yoon yi defaraat leen ay canal comme ni ñu ko defee si yeneen quartier au niveau de Djeddah Thiaroye Kaw au niveau de Yeumbeul kazalika si yeneen communes loolu moom moo xew bi de Djeddah Thiaroye Kaw mais ndax suñu pompé ndox bi am na fu ñu ko yóbbu ndax canalisation yaa ngi à 50 mètres li nga xam ne moom moo xew moom ngeen réussir ci fa nga nekk noonu ci gox bi mais je pense que il faut reproduire aussi le même schéma un peu partout waaw foofu laa jëm xam nga il faut nga am historique bu am parce que dafa am ay lotissement ndax Sénégal dañoo am problème bu am plan de lotissement bi nga xam ne wala programme bu demee noonu nga xam ne balaa ñoo def ay dëkkuwaay yu bees dañoo war a xool d'abord fii foofu ndax nekkul place ndox ñaar ñu xoti ay canalisation def fa bi nga xam ne kenn dootu def fosse wala ndox taw bi su jógee am na fu ñuy jaar dem loolu lañu war a loolu avant ñoo def benn dëkkuwaay noonu lañ koy def te amul benn dëkkuwaay fii yu il y a 15 voire 10 voire 30 ans yi nga xam ne dëkkuwaay yi nga xam ne defar nañ ko am na plan yooyu amul gis nañ ni zone de captage mu mel mu nekkoon zone bi nga xam ne ndox ba ma doon capter tout ce qui est eau bi jógee si Grand Yoff jógee Liberté 6 jógee Castor foofu yëpp ndox bu doon jógee foofu yëpp su taw foofu la doon ñëw déversé wu mais foofu dañoo gis ñu dagg ko def ko ay kër mais biñ ko daggee def ay kër tamit defuñu si benn système de canalisation bi nga xam ne mun a drainer ndox mi mu dem si canal bu mag bi nekk foofu wala feneen mais defuñu ko noonu lañ ko bàyyee tabax dagg ay kër jël ko def ko foofu Kër Massar aussi kazalika noonu la demee Kër Massar dañoo gis benn parcelles yi dañoo benn zone bi nga xam ne ay tool la woon déeg la ndax déeg boobu moom moo jógee foofu dem ba mbaaw ñu jël def ay kër l'État a laissé faire parce que aussi l'État les services déconcentrés ñoom ñooy état ndax urbanisme cadastre ak ñi nekk impôt et domaine ñoom ñoo war a vérifier loolu c'est ça ñoom nag bëri na ay fonctionnaires yi nga xam ne seen liggéey defuñu ko ba pare dañoo deful seen liggéey dañoo deful seen liggéey voilà te ñoom ñoo gën a bëri wax fii ñoom ñoo gën a nekk ay politiciens fii ñoom ñoo dàq kaas fii ñoom ñoo gën a sànni xeer te ñoom ñëpp lii problème bi am fii yëpp seen loxo génnu si ma ne benn ci waa syndicat impôt et domaine laa la wax di waa Pastef mais ñoom kaay ma wax la mooy nan lañ koy wooyee sax fi ñu doon xuloo ak Diop si moom mooy Almadi 2 foofu fu ko gën a metti taa te ñoom ñoo ko dagg jaay ko ñoom ñoo ko dagg jaay ko ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo ko dagg spolier foofu ma ne la xewoon Géejawaay ja fi laa woowee wax naa ko fii ba invité waa Géejawaay ba ñu ne foqet 9 hectares ya ñoom ak waa Kadas ñu niilal ko dama ne fépp suuf am fii si dëkk bi ce sont ces fonctionnaires véreux là ñoom ñoo koy dem dago président de la république moom mooy ñoom ñooy dem foofu non du ñoom rek waa Kadas ak ñu bari mais ñoom ñëpp si lañ bokk parce que coono bu nit ñi da xam nga nit ki moom lu rêve xam nga nit rêvam bu njëkk mooy am kër peu importe fi ñu koy jaay na am suuf am kër tabax ko dugal fa njabootam ndax gis nañ ne location dafa métti si biir dëkk bi waaw maintenant nag nit ki soo reyantee def ay économie ay at jël sa xaalis def ko si fenn yaakaar ne foofu soo fa nekkee am sa jàmm mu indil la ay loraange loolu lépp dañ ko xoolaat ko Sénégal
féppay metti féppay metti parce que nga xam ne fii nii di dëkkuwaay ñu jox la xaalis nga jox nit ki ay kayit mu dëkk fa noonu la c'est ça c'est un tout patriotisme xam nga patriotisme du nekk si benn boor rek dafa war a commencer si suuf jëm si kaw bëgg sa réew tamit du dañuy taxaw rek taxaw di ko yuuxu naan damaa bëgg sama réew loolu ay actes yoo xam ne da nga koy posé la affaire bi du ay mbir mi da jub rek moom la ndax président de la lan la am dafa am benn politique bu muy teg wax ne vision bam sama vision lii la mu am ay ministres yi nga xam ne dañ koy exécuter ministres yooyu du ñoom ñooy wàcc base ndax ministre boo gis am na ay service am na ay service yooyu lay jox kii ñi dox li ñu war a doxee am ay si wella wata am na ñi nga xam ne ñoom ñooy kii descos tamit des fois tam dañuy gis ay mbir yoo xam ne day am ñu siy gëmm seen bët en tout cas daal pour wax la dëgg ma sœur volonté bi volonté ñëpp la war a doon amul kenn waruñu jël taxaw di sànni xeer kenn ko politiser parce que ki jënd kër gi foofu ki jënd kër ci benn place bi nga xam ne ndox la def nga erreur am nga erreur bi nga xam ne def nga ko service bi nga xam ne moom moo joxe autorisation mairie bi nga xam ne moo joxe autorisation pour ñu def lotissement boobu def na erreur service urbanisme ak cadastre ak impôt ak domaine bi nga xam ne ñoo joxe autorisation tamit erreur bi si leen seen bopp dëgg la maintenant nag li gars yi di wax ndox su jeexee ab bàq rek moo si des nit ñi nekk foofu nag il faut ñu wutal leen ay solution bi nga xam ne mooy solution bu définitive état bi depuis daaw ba léegi à travers l'ONAS ak yeneen service ñoo ngi rey xar seen tànk tubéy di xeex pour def foofu ay canalisation pour soulager ces populations là maintenant au-delà de ça il faut aussi que yenn kër yi nekk foofu ñu dindi leen suñ leen dindee ñu utal ay place ndox la ñu defar ñu wutal leen feneen fu ñu nekk ñu futal ndax loolu xool foofu tamit dama si teg duut baaraam parce que am na ay communes yu bëri fii commune Djiddah Thiaroye Kaw dal nañu commune ginnaaw raay dal nañu ak yeneen communes yi nga xam ne dañoo am ay emprises yi nga xam ne dañ ko dindi ay kër yi nga xam ne dañ ko dindi woon mu nekk ay place ndox nit ñi war a faa jóge maire yi jaar si ginnaaw di jaay terrain yi c'est ça responsabilité sont partagées c'est ça waaw dañuy dafa doy waar dégg nga noonu la demee daal en tout cas daal xeex bi daal ñun ñëpp ñoo ci war a jàppandoo ñu jàpp xeex pour lii dañ parce que ñii nekk si biir ndox mi taluñu ay politique taluñu yuuxu xam la lañ tal nan la ñu xeexee ba nekkat si jàmm comme ñu ko ñeneen ak ñeneen nekkee si jàmm dëgg la en tout cas maa ngi lay gërëm di la sant xam naa ne ministre dafa war a ñëw de l'intérieur war nañu waxtaan ci local yi mais da ngay ñëwaat incha allah ndax yaa ngi ci terrain bi dégg naa beaucoup de bruit derrière maa ngi lay gërëm di la sant parce que coalition bi nga xam ne moom mooy xeeñ ci opposition bi foog ñu waxtaanee ko yéen it waa Benno Bokk Yaakaar coalition boobu du dara xam nga coalition boobu lan ñan ñoo ko tëgg au niveau du PDS weesuwul ñetti nit muy Mame Diarra Fam bi nga xam ne amul ñett nit yu nekk si ginnaawam au niveau ndax diaspora la dëkkoon amul ñett nit nekk si ginnaawam au niveau ginnaaw raay bëgg na fa doon dara amul fenn fu mu ko wéer pour si waa Pastef bi nga xam ne amuñu fa dara ak Cheikh Dieng le maire de Djiddah Thiaroye Kaw bi nga xam ne day daanu jeexal na ak Toussaint Manga weesul ñett ñi ok weesul des mais ñi si des si PDS ñi si des ñëpp kenn àndu si coalition boobu ok dinañ ci affaire à suivre dinañ ci gën a waxtaan incha allah en tout cas beaucoup de courage waaw merci beaucoup merci beaucoup de courage à toi jërëjëf waaw donc mu doon Mamadou Libasse Basse ñi ngi xaar ministre de l'intérieur war a ñëw foofule voilà donc Bah Diakhaté maa ngi lay ziar Bah Diakhaté il faut qu'on discute pour que ma mun la jël également un de ces quatre ma mun la jël également ci live bi donc gars yi après damay daal di jël waa Allemagne donc waa gëm sa bopp
donc waa gëm sa bopp donc ma jël leen aussi waa kër Bougane yi ñu waxtaan aussi ci local yi jeexale foofule ndaxte ñoom gars yi nee nañu gis nañu Sonko waa Pastef ak it waa xalifis yi waa taxawu Ndakaaru ak waa PDS def seen coalition c'est pas encore officiel mais pourquoi Bougane bokkul waaw donc maa ngi lay ziar mbokk mi Sarr maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw Mati ça va naka nga def mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah Ibsiline maa ngi lay ziar. alhamdulilah. voilà donc tey jii xam nga tey dañu demoon. daa mel ni daa am ku nekk ci ligne bi. waaw non yow la ñuy déglu tey jii waa Boun Djidda ñoom ñoo voilà on était en plein reportage parce que il nous a montré beaucoup d'images ça a pris beaucoup de temps. waaw gis naa ko mais xam naa ni yow moom en 5 minutes. mun nga ñu tënkal mbir mi. lu tax ñoom yéen. waaw man moom xam nga sumay affaire moom. samay affaire day gaaw. waaw man damay nuyu rek di jaale ñëpp. di masawu ñëpp ci mbas mi ak ci mbënn mi am Sénégal métti na lool gis naa ko léegi vidéo yi. di la remercier vraiment ci yaatal bi ak li ngay wone Sénégal. bon beneen bi mooy damay dem droit au but parce que danga may waxu coalition entre Sonko ak Bougane. loolu dafa mënul nekk Mati loolu moom boo géntee sax boo yeewoo bul saraxe xam ne du am. mais lu tax mënul nekk parce que Bougane ak waa. non mënul nekk média jàppale ngeen ko ca xeex ba ca mbirum voilà. non bul jaawale Bougane avec Sen TV bokkul. ah d'accord Sen TV benn organe la bu mu am di fa ut xaalis. di fa liggéey. tandis que Bougane mi nga xam ne politicien la kooku beneen affaire la. ñun ne dañ defoon kooku Sénégal moo ko intéressé. mais ñun dañ defoon ne Bougane non comme Sénégal nu muy doxee da nga jël sa médium sa organe de presse def ko au service de tel politicien ñun loolu lañ yaakaaroon. waaw mais yow mii nii tey jii nii xam nga mun nañ ne Sonko nga far wala ci Macky nga far wala ci Ablaye Wade nga far. dëgg la mais journaliste nga Bougane aussi dafa am organe am di liggéey fa lay tëddee quoi. dëgg la mais Sonko ak Bougane mënuñu ànd parce que bokkuñu ay kii xam nga ki nga xam ne sa bopp dong moo la ñor pensée unique nga am. ak ki nga xamante ne Sénégal moo ko ñor bokkuñu. mais Kanta nag Bougane soutenir na ko moment bi mu nekkee ci dans la dèche mooy moment bi mu nekkee ci problème yi. soutenir na ko en tant que frère en tant que dëkkandoo boo dégloo discours Bougane bi dane Sonko suma dëkkandoo la te dëkkandoo yàlla moo ko tànn. dëkkandoo dañ ko war a respecter. dégg nga léegi il l'a soutenu loolu il l'a assumé. mais Kanta nag bu ñu demee li nga xamante ne moo ñor Sénégalais Bougane il sait lire entre les lignes du dof ku muus la ku am xel la. chef entreprise la. donc bu demee ba gis ne carrément kii mënuñu ànd parce que dañoo bokk ñoom ñaar liñ bëgg. Sonko il veut être en 2024 président. Bougane il veut être en 2024 président donc ñoom ñaar seeni idéologie bokkul. donc ils peuvent pas se coaliser parce que les Sénégalais ñoo dem ba ñàkkal fayda le mot coalition. dëgg la. parce que coalition da ngeen war a bokk idéologie war a bokk gëm-gëm war a bokk ay projet pour mun a coaliser wu mais pas coaliser wu rek pour coaliser wu looloo fi indi musiba yi yëpp. dëgg la. léegi nag suñu demee nag ba tey jii nii ñuy wax ay waxu coalition diw ak diw ba nga xamante ne ça va jamais naître du mus a juddu mooy coalition bii ngay dégg fan yi du mus a juddu. ah bon lu tax nga wax loolu. en 2 minutes du mus a am man maa la ko wax tey. lu tax nga wax loolu en 2 minutes du mus a am maa la ñu def à suivre yow ak Libaas dimanche prochain. bii ma lay wax du mus a am maa la ko wax parce que Sonko. PUR. PDS. Sall. ñoom ñëpp ay tête lañ ya nga xamante ne ku nekk mairie bi nga soxla bëgg nga faa nekk déjà Sonko quand il se coalise avec les gens ma résumé foofu rek pour wax la lu leer pour beneen yoon ñu continuer ci. Sonko n'a pas de maire Sonko n'a pas de député. Pastef égale Sonko. donc nag comme Sonko amul ñooñu ñëpp nag donc il est obligé léegi di xool di langaamu ci ki war a nekk maire Dakar ki war a nekk maire Ziguinchor ki war a nekk maire Kaolack institut te amu fa ay nit. waaw amu fa ay nit. parce que c'est Sonko. ils sont pas encore prêts waxoon naa la fi au début ne la mënaguñoo nekk chef de quartier. waxoon naa la ko fi yàgg na. dëgg la. donc bruit
waaw donc nag nañ bàyyi wait and see anglais nee na wait and see man maa la wax di nga déggaat beneen coalition bu gën a salté bii xam nga nee naa la tey bind naa sama statut ne à quel politicien se fier dëgg la mburu ak sow xam nga gars yi dañ ko doon commentaire léegi nag Kunkande coalition ñëw na la fallait le dire non Kunkande coalition non maanaam Pastef bii coalition mooy Kunkande coalition man maa la wax lii Kunkande coalition moo ñëw Kunkande coalition moo ñëw mburu ak sow xam nga nee nañ Gloria ba kenn xamagul kan la ba léegi te Gloria bi du musa am d'accord donc nag léegi Kunkande coalition bi ma lay xam nga fu ñu jëm dañuy dem ba jouru coalition ba ñu ne naxee mbaay xam nga Kunkande daa toog ba jour ba mu ne naxee mbaay billahi Kunkande coalition bi dañuy toog ba Sénégalais yëpp toog di xaar porte presse xaw ma yi mu bëgg noonu rek mooy chaque jour mu nekk ci presse bi di wax rek waaw il va jamais donner le jour Madi bàyyil ma bàyyi la ba beneen xam naa ne instant yi am na kuy xaar quoi jërëjëf Sarr kontaan naa Kunkande jërëjëf kontaan naa merci di nuyu Bougane di nuyu madame Anta Aw ak ñëpp ah waa Allemagne gépp dinaa ñëw seet si leen dinaa ñëw seet si leen incha allah waaye gaawal balaay naaj bi di dellu place am ma ne xoolal ñu def fa live bu toog incha allah xaar leen ma ñëw jërëjëf merci ok jaajëf voilà donc gars yi gis ngeen donc tey waa gëm sa bopp dugg nañu sama xarit donc Sarr maa ngi lay ziar bu baax a baax kontaan bu baax ci yow macha allah nee na Kunkande coalition kon nag coalition bi nga xamante ne ni moom mooy bu Mohamed Sarr donc nekk fële ci Allemagne di coordonnateur Pastef Allemagne enfin di coordonnateur nekk ci bokk gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany donc Mohamed Sarr bu Allemagne di nuyu aussi waa gëm sa bopp nekk foofu ca Allemagne nee na coalition Kunkande coalition maanaam coalition Ousmane Sonko ak waa Pastef ak it waa Taxawu Ndakaaru waa PDS donc Kunkande coalition moom la ko tuddee kon nag gars yi li ci kanam rawuli bët di remercier aussi ki nga xam ne moom mooy Mamadou Libaas Bass donc bokk ci mouvance présidentielle bokk également ci jongante yi nga xam ne moom mooy élection locale yi nekk fële ca Jidda Caaray kaw ñu ngi koy remercier di remercier également le jeune Alpha Diallo bokk nekk fële ca Boun Jidda 1 incha allah dinaa ko woo bu ci kanam léegi dinañ am lu ñu lijjanti également pour mun leen a jàppale ci ay moto pompe incha allah dina am ñu quelques coups de fil à passer pour les aider incha allah rabbi donc gars yi maa ngi leen di remercier donc Dame Mbodj waa Kodas gépp c'est commencé ci seen présidente sama sister Françoise Hélène Gaye yéex laa xam macha allah maa la bëgg maa la fonk maa la respecté teg la ca kaw macha allah yal na ñu cat sox teexlu ak seytaane ak seytaane rek la mbaat yi Aïssatou Sall maa ngi lay ziar waa Jënda maa ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu maman Nafissatou bu Kodas di nuyu Omar Wade gis naa ko ci live bi ñoom Fatima ñu ngi ci live bi Cheikh Kassoumane maa ngi lay ziar ñoom Dame Dieng maa ngi leen di ziar l'ambassadeur maa ngi leen di ziar gars yi nag kontaan naa nii naa Diop yéen ñëpp maa ngi leen di ziar remercier leen bu baax a baax donc di remercier également ki nga xam moom mooy Moustapha Babou merci du fond du cœur Moustapha également un clin d'œil à ta femme donc jàmm ak jàmm gars yi Mamadou Niang danga may yónnee message messenger ou bien nga woo ma ci sama WhatsApp voilà parce que message yi dañuy bari te je dois appeler également les gars de Boun Djidda voilà gars yi jàmm ak jàmm bu fekkee ne am na loo xamante ne nii wax naa ko te mu xaw leen déranger waxuma waa Sonko boys de waa Kandjagi FC ndax dégg na dañ doon nekk def agriculture dañ doon béy kanja waa Pastef man dégguma ko woon dama gis rek ay ñoom Soya Diagne naan Kandjagi FC ma ne luy Kandjagi FC ndekete yaay waa Pastef dañ doon originalité bay kanja ma ne que lii moo tax ñu rattax ne lii kañ ca kanja ga la ma ne ko ca kanja ga la gars yi jàmm ak jàmm ma dem yeggali sama doomo daal bye. Bon début de semaine à tout le monde. Vive Kodas. Merci Kodas. Merci FAG. Merci à vous tous, gars. Jàmm ak jàmm.